jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi la ca gën a fës ku yebu jël say matuwaay ndakaarook li ko wër du am ndox loolee li ko doore ëllëg lay doon ci aser ji ndax liggéey bu ñuy def ca usine ba ca kër Momar Sarr fu ca mel ni Gueule Tapée moom askan wa tàmbali nañoo jël seen matuwaay SDE nag ma ngay dalal xel yi bu ñu ca yeggee ay citerne yu takku nag daanu ko teg ngir xettali askan wi beneen ponk nag jëm ci garab yi nga xamante ne nii dëppul ak yoon léeg ay garab yu baaxul ñu koy teg loxo ci réew mi lu ca bare bari ca Touba Mbacké loolee nag merloo na lool kuréel gi nga xamante ni moom moo ëmb pharmacien yi ci Sénégal dem nañu nag ca yoon ab procès sax kon dana am loole fukki fan ak juróom lay doon ci weeru mai bi ñu nekk kuréel googu tey doon janook taskatu xabaar yi di sàkkit li nga xamante ne ni moom mooy daan yi ñu gën ko safal dinañ wax i tamit ci gone yi nga xamante ni ñu ngi leen di jëlee ci mbedd mi lu toll ci ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeent kon jot nañu ko jël loole nag soxal ñaareelu pàcc bi nga xamante ne ni kon kilifa yi door nañu ko ci fexe rek ba jëlee mboolem gone yi taxawaalu ci mbeddi Ndakaaru yi loolee door nañu ko ñaareelu pàcc bi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars ba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril ay rëkk-rëkk nag nemmeeku nañu ko kon ci liggéey boobee ponk yaa ngoog yaatal gi ndes dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko nag ak ndox mi ñu ne dina ñàkk ci ndakaaru li ko dooree ëllëg ci aser ji lay doon fii ki fan nag la ñu wax ndakaaru ak li ko wër ndax dafa am rek ab liggéey boo xamante ne nag dañu ko fas yéene door fële ca usine ndox ba ca kër Momar Sarr fu ca mel ne Gueule Tapée moom askan wa tàmbali nañu jël xàtt seen matuwaay ngir nag mën a fegu ci jafe-jafe boobee bu ñu ca yeggee di saprera Gueule Tapée rue 59 angle 54 Khady Diouf nekk ci toggum añ bi laata gone yi di wàcc l'école ci ëttub kër gi soxna yi tegle ay seau rangele ay bouteilles Evian yu 10 litres annonce coupure bi tàmbale jur ay jiixi jaaxa ci seen xel. juróomi fan day metti pour nga root di dajale bu doon ay 2 jours wala benn jour sax mën nga root def réserve mais 5 jours imagine toi boo rootee fan nga koy def dina metti trop franchement pas. metti na trop nag xam naa dañuy root rek def réserve bon dina metti trop ndax dina am ñoo xam ne tamit duñu am fu ñuy def réserve. Khady ak seen waa kër jàpp ne ànd ak cet di rupp coupure bi dina doon lu jafe. problème yu bari ndax nit dinañ bëgg a sangu duñu sangu fóot duñu fóot te fu nga am wér-gu-yaram déjà di nga sangu ba set te boo sanguwul microbe bi et tout wala raxas ndab aliments yi ñu war a lekk ñu cuire ko raxas douche toilette et tout lépp ci kër gi da ngay soxla ndox franchement bari. situation yi bu amee dañuy am problème léegi de ce fait on est obligé de rassembler beaucoup de bidons ni duy ko pour mën a pallier à une telle situation. diirub bi ñu annoncé coupure bi ba tey mu nekk sujet de discussion fii ci Gueule Tapée Ndeye Ndiaye moom day faral di jaay ndox ci robinet mbedd mi waaye toog juróomi fan sans mën a jaay pepp ndox mu doon lu ko jaaxal lool. dina metti si man parce que lii rek laay yaakaar moom laay dundal sama njaboot si laay dindi dépense loolu moom dina metti si man damay wax rek te yàlla tax day metti si man. day metti kay parce que dootuñu root fii rek la ñuy quartier bi yëpp fii la ñuy roote. Société des eaux génne ab communiqué di xam ne fukki fan ak ñaar jàpp fukki fan ak juróom benn dafay am coupure ndox Dakar ak li ko wër li ko waral nag mooy ay liggéey yu ñu amal fële ca usine bu kër Momar Sarr. ma ngoog lu jëm ci jafe-jafe boobu sax di saprera SDE nag ma ngay xamal askan wi matuwaay yu ca war daanu ko jël rek ngir dimbali askan wi ay citerne nag ñu ne daañu ko teg lu toll ci téeméer loolee nag la ñu xamle lépp rek ngir fexe ba askan wi fu waay nekk nag mën a jote ci ab ndox ñu teewlu Abdoul Bal directeur général bu SDE ci micro Thierno Fall.
kon du ñàkk rek ñu déglu ay kàddoom moom moomee di directeur général bu SDE ñu des ba tey ci wàllu ndox mi ak ni ñu ko waxee woon li ko sabab nag mooy liggéey ba nga xamante ne fas yéene nañ ko door fële ca kër Momar Sarr loolu nag ci benn ay bus lay doon ndax dafa am rek loo xamante ne faaw nag ñu daal di ko fay jëlee def yeneen lu yees lu ci mel ni ñu duppee ay ballon anti-bélier ñu ne nag lu toll ci ñetti téeméeri mètre carré la loole nag moom mooy daal di wutu kon ya fa nekkoon toll woon rek ci téeméer ak juróom fukk la ñu bëgg rek mooy Ndakaaru ak li ko wër ku ci ne nag mën a jotee ci ndox mu sell Charles Fall moom mooy directeur général bu SONES Thierno Fall moo taataan ay kàddoom. travaux yi si bu ñu xoolee sukkandikoo si planning technique bi un peu moins de 30 heures la si kattanu suñu borom bu ñu respecté bu yàlla defee ñu respecté loolu bu yàlla defee ñu respecté ko après nga ñuy remettre en service usine bi bu ñu mettre en service usine bi loolu tamit protocole la donc il y a un protocole rigoureux fabricant bi teg SDE tamit complété ko ñoom ñu koy suivre loolu dina mat daanaka plusieurs heures mais day dem crescendo ba nga xam ni atteindre nañu régime de croisière mais Kër Momar Sarr ak Ndakaaru 250 kilomètres la donc fii ak conduite bi yëpp di feccaliku parce que pour ñu def liggéey bi il faut ñu vider conduite bi yëpp fii ak muy feccaliku bay àgg Dakar xëy na si gannaaw ëllëg si la ndax dafa gudd te diamètre bi dafa rëy. mangook ñu wax ci yeneen i jafe-jafe fële ca Kaba Gueye la ab commune la bu nekk ca arrondissement bu Ngandiouf ca département bu Tivaouane foofee askan wa ña ngay jànkonteel ay jafe-jafe lu ci mel ni wàllub tali nee ñu ba réew mi moomee boppam ba tey foofee amul benn tali amuñu ndox mu sell waaye tamit jotewuñu ci wàllug courant mennum forage ba fa nekkoon di séddale ndox ci ñeent fukki dëkk ak ñetti forage boobee ma nga paan yàgg na lool Cheikh Anta Diop sey la tiira ñu ngi fii ci commune Kaba Gueye nekk ci arrondissement Ngandiouf dëkk bi de daanaka dëkkaan yi ko wër di Lamban Wilane Awa Fall Mérina Ngent ci ay jafe-jafe yu metti la ñu nekk ndaxte lu jëm ci wàllu jumtukaay rawatina yoon de amuñu ko ba tax ne dañuy wiiri ay kilomètres ngir mën a dugg ci gox yooyu. ñun nag yoon wi dañ ko defoon muy sunu campagne diggante Kaba Gueye ak Ndande ñu ciy wax ba ministre bi ñëwee Taaline Aly Ngouille Ndiaye nga waxoon nga ni ñaari weer appel d'offre bi génn na pour que yoon bi mën a àgg Kaba Gueye bi ñu xaaree loolu ñu koy campagne tey ñun dañuy xaw a am kersa pour dem ci askan de tudd loolu. Lamban Wilane di ab dëkk diine nekk ci Kaba Gueye fii de ñoom it li seen jafe-jafe moom mooy ndox amuñu ko courant waxi noppi. ay maaraaf yu ne yoo xam ni yu gëm islam lañu yu gëm diina lañu yu jàmbar yu bari taalibe lañu. tey seen digganteeg tëli bi ëpp na 8 kilomètres. sàkku nañu ci président mu jàppale commune bi ci yoon ci courant jàppale commune bi. ci ndox forage bi nga xamante ne moom mooy jox ndox lu toll ci ñeent fukki dëkk ak ñett de nee nañ forage bi dafa paan ay at a ngi nii. booy ñaan da ngay wax li am nañu ndox waaye dañoo am forage bu paan ma nga ne la ngay séen dañoo bëggan ñu defaral nu ko forage bi mën na bay am na ni jàmbaar yu mën a bay newat ba mën a bay noor boo demee fii léegi 15 kilomètres gis tool yi ñaa ngi. ñun jigéen ñi buñ xëyee suñ doom yi dem nañ ci réewu taax yi dem bindaanu ji ñi ngi fi des nag lan la ñuy def bay nañ ba furi ñuul ko gis nga man dama amoon sax ker sa taxaw fii wax dëgg yàlla bay rek la ñuy def li ñu bëgg daal financement bu am doole ñuy xëy di gont di wàcc di bégal sëriñ yi. askanaw Kaba Gueye nee nañ jamono yi benn poste de santé rek la ñu am te lu toll ci ñeent fukki dëkk ak ñett fi la ñuy fajoo ba tax ne askan wi lu jëm ci seen wàllu wér-gu-yaram nee nañ dafay sooxe bu baax. ci jamono jooje moom askanu Gandigal lànk nañu nee na lu jëm ci seen facture ndox ñoom dootuñu ko fay benn yoon ndax ña ngay joxeñ baaraam ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo yore ndox ma foofee daal di leen rek tuumaal lu ca mel ni wàllu luubal ak yorin woo xamante ni dëppawul ak yoon la ca gën a metti ndox ma sax faf ku ko xool ku ne doo ko bëgg a naan Abdourahmane Diallo. ñu dëkkee Gandigal mer bu futt lañu def ci ñi nga xam ni ñoom ñoo yor fi mu ne nii seeni forage bi jàpp nañ ni ñooñu yoruñu forage bi ci anam bu baax te lépp li nga xam ni koppar la lekk nañ ko li ni mel sax a tax fas yéene ñu fay benn yoon facture ndox yi. bi ñu defee suñuy gëstu li ñu prouvé mooy tous les 2 mois que je parle forage bi dina dugal au moins 2 millions 500 wala 3 millions. 6 millions 5 millions. dina dugal lu mu DDT plus de
2 millions wala 3 millions 500 da koy dugal donc loolu bu mu ko defee pendant 6 ans c' est des centaines donc de millions. li ñu jaaxal mooy xaalis boobu mosuñoo gis ñu ni forage bi moo investir lii ci zone lébu bi. première décision bi nga xamante ne koy jël en commun accord mooy à partir de dorénavant kenn dootul fayati. kenn dootul fayati benn facture waaw parce que du ñu jël suñu facture di ko jox ay nit ñu koy lekkee ginaar wala ñu ciy tabax wala ñu ciy jënd ay oto duñu ko def. ñi dëkkee ci village bi nga xam ne ci commune Sindia la nekk jàpp nañ ni sax facture yi jaarul yoon te tamit ndox bi nga xam ne moom lañ leen di jox ndox bu bon la. jigéeni Gandigal dañoo sonn dañoo tay dañoo damm dañoo dee ci problème ndox mi facture yi seer na te ndox mi baaxut bu ñu la yitee facture bi weer mu normal bu ñu la yitaatee facture dañ koy doublé. askan wi dëkkee Gandigal nag di ñaax njiitu réew mi Macky Sall ak gouvernement am ñu taxaw ci bu ñu deful li ni mel rek ci élection yi ñu jëm ni dinañu wone seeni bopp. parce que l'État moom war a jël responsabilité am ñoom ñoo ni OFNAC ñoom ñoo ni gestion sobre et vertueuse donc kon fii la war a tàmbalee. askan wi dëkkee Gandigal nag li ko jaaxal rek mooy jàpp nañ ni seen forage bi rek la waa association d'usagers des forages en milieu rural ASUFOR yor ci jamono ji nga xamee ni yeneen forage yi yépp waa OFOR ñii di office des forages ruraux ñoo ci nekk di bay seen waar. waa ASUFOR boobee sax jëm ngeen a jokk ak moom Abdourahmane Diallo muy soxna suñu dénk nag mbir ma foofee waaye nanguwul a yëy yàbbi ci loolee ñu wax ci jafe-jafe garab yi nga xamante ne nii garab yu dëppul ak yoon la garab yuñ ne sax baaxul di dugg ci réew mi lu bare bari fu ci mel ni diwaanu Touba la mu fay wàcc nag bari na lool bi ci mujj sax juróom-ñaari weer am na ko ñu xayma ko nag ci $1 milliard ak ñetti téeméeri millions yoo xamante ne daal tegal na fanweer ak juróom loolee nag la ñu bëgg mu dakk moo waral kuréel gi nga xamante ni moom moo ëmb pharmacien ci Sénégal doon ci janook taskatu xabaar yi dem nañu ca yoon procès bi fukki fan ak juróom lay doon ci weeru mai ñu teewlu docteur Assane Diop moom moo njiite mbootaay gi boole pharmacien privé ci Sénégal. ndax 11 novembre 2017 dañu jàppoon ci biir Touba ñaari camion yu mag yu def ay garab yi nga xam ne garab yu baaxul la ñaari camion yooyu bi ñu seetee li ci nekkoon ci garab ëpp na 1 milliard maanaam 1 milliard 300 moo ci nekkoon ci garab ñuy dox di dox ba tey jii ñu def ñu waaj procès bi ñu jàpp le mardi 15 mai maanaam mardi bii di ñëw feek ñeenti fan jàpp procès bi pour ñi nga xamoon jàppoon nañ leen ci muy convoyeur bi ak ki ñu jàpp ni moom moo commandé woon garab yooyu ñoom la ñu war a juger moo taxoon tey ñu woote pour waxtaan seeg askan wi waaye balaa ñuy sore dañuy fàttali ne ci suñu lu ñu xalaat bu mooy benn nit rek warul mën a commandé lu ëpp 1 milliard. li ñu bëgg mooy juge yi yor dossier bi lépp lu yoon wax ñu def ko ñii nga xam ne ñooy trafiquants yi ñu daan leen daan yi nga xam ne moom la yoon wax waaye tamit ñu ngi ne autorités yi jàpp ci ndax tey bu nit mënee indi lu toll noonu ci garab yu bon Sénégal c'est parce que dañuy jaay garabu mbedd mais garab mbedd bu amul woon xëy na nit ñi seen xel du ci dem ba du tee nag aussi ku sa xel dem tamit ñu daan la ba ñëpp bàyyi ko di ñaan tamit autorités yi jàpp lañu ci lépp li nga xam ne mooy daan yu ñuy daan ñi indi garab yi ñu yokk daan yi ndaxte daani jàpp nañ ni dafa xaw a néew ba pare tamit am na lu ñuy wax Médicrime ñu ñaan autorités yi ratifier ko pour que képp ku nga xam ne yaa ngi am yaakaar wala yaa ngi yëngatu ci garab yu bon yi lor doomu aadama yi yoon bu mun dal sa kaw ni mu gënee. ñu àddu nag ci gone yi nga xamante ne nag ñu ngi leen di jëlee ci mbedd mi liggéey bi tàmbali lu yàgg ñaareelu pàcc bi sax dooroon loolee nekkoon ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars ba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril lu toll ci ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ci gone jënale nañu leen ci mbedd mi mu nekk nag matuwaay bu am solo naam waaye amoon na ay rëkk-rëkk Fatou Bintou Konté. xale yi nekk ci mbedd mi nekk na phénomène boo xam ne métti na loolu ki nga xam ne moom moo di nguuru Sénégal ngir indi ci nag réponse bu am doole mu fas yéene leen faa jëlee ba tax ni première phase bi jotoon na am bi yoon nag deuxième phase bi la ñu bouclé. ñu ngi tàmbali le 28 mars tey jii ñu ngi 11 mai donc weer wi teg na tuuti ñu génnee gum ñaar téeméer xale ak fukk ak juróom-ñeent yoo xam ni téeméer bi ak fanweer ak juróom ay sénégalais lañu juróom benn fukk yi ak juróom-ñeent nekk ay Bissau Guinéen ñi ci des nekk ay Malien
ay Gambien ay Guinéen de Conakry ak ay Nigériens. nekk ci retrait boobu ay coppite yu bees amal nañ ko ci te mu dispositif boo xam ne ministère yu bëri dugal nañ ci seen loxo. dañoo saytu la ñu liggéeyoon ba la weesu ñu gis ci loo xam ne mën nañ koo gën a joyanti bi ci njëkk mooy nañ daan génnee xale yi ci mbedd mi mooy les opérations de retrait ministère moom moo doon def liggéey boobu ci ay moyens boppam ci ay pexey boppam léegi ku nekk xam na ni génne xale ci mbedd mi opération de police parce que yoon moo tere xale di taxawaalu ci mbedd mi kon ñu ni ministère de l'intérieur mooy liggéey boobu. du ñàkk nag ay jafe-jafe ndax génnee xale ci mbedd nekk na processus boo xam ne dafa gudd loolu te compliqué. am na ay jafe-jafe ndax ku nekk gis na ni ñi nga xam ni ñoom ñooy def loolu liggéey boobu xale yi li leen intéressé mooy versement bi ñuy jot kon bu ñu xamee ni ñun ñu ngi génn xëy na xale yi nga xam ni dañ leen daan yebal ci mbedd mi dinañ leen génne fa nga xam ni moom lañ fa lañ daan nekk yóbbu leen feneen kon ñun bu ñu yeggul foofu xëy na duñu mën a teg suñu loxo ci xale yooyu. bu ñu seetloo fii ci Sénégal ay xale yu bare ñi ngi ci mbedd mi amuñu benn kaaraange dindi leen fi nag nekk na loo xam ne lu am solo la ndax ku ci ne mën a delluwaat ci fi nga xam ne mooy sa famille. lu jëm nag ci taxawu xale yi sax ñu waxee ci ñi ñu duppee li pupilles de la nation njeexital ay bis bi nag ñoom la ñu ko jagleel rawatina ak ñiy jàng nekk ci classe terminale ak troisième solo si nag moom mooy dimbali leen bu baax a baax dooleel seen mën-mën ngir nag ñu gën a mën a waajal examen yi nga xamante ni moom la ñu dëkkmal loolu nag doon na loo xamante ni kon ni ki tey jii la ñu koy tàmbali ñu teewlu Pape Ndiambé Sène moom mooy daaf bu office national pupilles de la nation ci micro Fatidien. Depuis 2015 ci la office bi di jël initiative ne chaque année dañuy organiser ab lël pour dajale fa xale yi nga xam ne dañu nekk en classe d'examen loolu noonu boo ko gisee c'est parce que dafa nekk activité bi nga xamante ni dafa occuper benn place bu am solo ci sunu wàllu liggéey ndax sunu liggéey ñun mu ngi tënku ci wàllu éducation wàllu santé xale yi seen bien-être maanaam. léegi nag lu ñu bëgg mooy ci innovation yi li ñu jël mooy que ni année bii par rapport ak année yële passé dañ doon doxalee ni dañuy jël xale yi def BFEM ak yi def bac yépp ñu boole leen ci benn lël ren ji ñu ni déedéet dañuy yokk xale yi def bac yépp dañ leen def benn lël bu weesoo ñu jël xale yi def BFEM yëpp ñu def leen ci benn lël à Dakar léegi nag on va aller plus loin ndax xale yi nga xamante ne dañ leen di toppatoo muy pupilles de la nation ñu ci bari ñu ngi Ziguinchor ñu jël xale yooyu yëpp def Ziguinchor am ñu dajale leen ci benn lël. ñu àddu ci leneen muy nag koor gi ñu dëgmal seetlu gi ci marché yi ndax suukar am naam amul lañ ca nemmeeku rek mooy suukar si daal xaw naa yokk tuuti njëg li suñu naataango Fatimata Ba ma nga woon foofee ñenn nag ci waajur yi ñoom tàmbali nañoo yuuxu ndax koor gi ñëwagul njëg yaa ngi tàmbalee yokk commerçant yi nag ñu ne yokk gi sax ñoom nañu koy waxee giseewuñu ko noonu am na nag ñoo xamante ne nanguwunoo yee yàbbi Fatimata Ba. suukar doon na lu ñuy jëfandikoo bu baax a baax ci jamonoy koor madame Diatta nag loolu la xam ba tax na bëggul lenn lu ko bett mu ñëw jënd si ko ak doole. koor gi laay préparé ni loolu moo tax ma jënd saako suukar xam nga rek pour génnee kii nu suukaru koor beeg yooyu. loolu moo tax waaw ak jus yeeg yooyu xam nga préparé ko à temps moo gën aussi nga nëg ba mu xaaj. ci ngay gën a sonn wala suukar bi mën naa yokk sax bu boobaa damay bañ mu yokk moo tax ma teel a jënd. marché Dakar ñu ne ma 27500 mais fii moom Tilène nii maa ngi ko jëndee 28000. mu mel ni kon tuuti yokkute am na ci njëgu saak bi bu ñu sukkandikoo ci borom kër gi waaye commerçant yi bëri bëgguñu cee àddu ñi ñu dajal nag ñoom safaan wala ñu wax. waaye njëg yi moom pour l'instant moom ñun moom ñu doon jaay ñu ko jaay rek ñu moom ay 27500 ñu mën daal. waaw ñun moom 27500 daal. 27500. pour l'instant daal gisaguñu ko kii pour yokk ko mais nag xam nga comme dañuy dugg ci Ramadan moom mënuñu ñëw préciser ni dina yokk wala dina wàññi sans dépendre mais pour l'instant moom li ñu gisaguñ daal amagul changement daal. fii ci marché Tilène mel na ni sax sujet bi ñu bëri bëgguñu ci àddu moo tax mënuñoo xam ndax marché bi suukar am na fi bu baax wala déet. waaye grossiste bii moom li mu xamle moo di ne lu ëpp juróom fukki tonnes lay jaay bis bu nekk. au moins nañ def au moins 40 tonnes wala
80 tonnes daal minimum. wàcc nañ sànq suukar si suba rek mais gars yi dañ ko daal di jël quoi pour l'instant daal suukar moom waaw ñi ngi waajal ko bu baax a baax parce que gars yi ñu ngi jël suukar bu baax a baax parce que oto bi ñu wàccoon suba rek gars yi jël nañ ko 100%. saaku juróom fukki kilogramme bi ñu koy jaayee jamono ji juróomi junni ak juróomi téeméer jàpp juróomi junni ak juróom benn téeméer ñu ne sax nag boo moywul yokkute mën na ci am ci biir weeru koor gi. ñu wàddu ci wàllu wér-gu-yaram ak matuwaay bi nga xamante ne nii jëwriñ ji dénk wàllu wér-gu-yaram nag jël na ko jëmale ci askan wi nee nañ wàllu ko waxtaan la waxtaan woo xamante ni nag ci wàllu wér-gu-yaram la jëm waaye tamit waxtaan la boo xamante ni dafay ubbeeku jëmale ci askan wi jëmale ci njaboot gi ndax jàpp nañ ni nit ñi faaw nag léeg-léeg ñu soppi jikko soppi doxalin bu fekkente ne bëgg nañu jàngoro yu baree bari fii ci réew mi ñu xeex ko ñu teewlu jëwriñ ji di Abdoulaye Diouf Sarr ci micro Aïssatou Paye. dañoo ñëw tey pour lancer campagne de communication bu am solo campagne boo xamante ne ñu ngi ko tuddee jàpp naa si nag dañoo bëgg a sénégalais yëpp effectivement jàpp si ñu changer comportement boo xamante ne dana fexe ba wérgu yaram yomb si réew mi bon dëkk tey fekk at bés bu jot danañu dugg si famille yi ak suñu stratégie de communication pour que déjà wérgu yaram commencer par comportement au Sénégalais yaakaar naa ne bu comportement yi nekkee ay comportement favorable pour la santé dana yombal effectivement donc faj mi parce que suñu santé moom dafa war a wéeru si faj c'est vrai mais dafa war a njëkk a wéeru si prévention bon de campagne de communication bi campagne la boo xamante ne dafa joxe une orientation prévention parce que comme ni ñu ko wax rek fagaru moo gën faju. ñu yegg ba ci daara ji kawe ji di université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiants yi nga xamante ne nag ñoom ñooy féetee ca faculté de droit àdduna ñu rek jëmale nag ci léeg-léeg dogal yi tukkee ci conseil constitutionnel bi ci mujj gis nañu ko jëm nag ci loi parrainage bi ñenn ci étudiants yi foofee ñoom jàpp nañu nag dogal bi conseil di joxe léeg-léeg doon na loo xamante ne ñoom gisuñu ci sikki sàkk waaye am na ñoo xamante ne ña nga cay xel ñaar Alassane Ba. pouvoir bu nekk dafa war Amadou Diallo bala tàmbali bëgg fàttali rek lan mooy rôle conseil constitutionnel. dañ ko fi teg pour mu xool ndax loi ak règlement yi ñuy jël méngoo na ak constitution wu dëkk bi ak constitution bi li ci ne. étudiant bi nekk ca master 2 faculté de droit am na xalaatam nag ci dogal yi nga xamante ni conseil constitutionnel dana koy faral di joxe donte sax muy xalaat benn bés toog ci institution boobule. wante nag nee na jamono ji xelam dalut. ñu ngi gis ne conseil constitutionnel tey jii dafa mel ni dafa am lu nëbbu ci suuf parce que moom dafa war a def liggéeyam sans pour autant kenn. muy jot pression waaw muy jot pression wala influence wala. parce que dafa war a nekk cour boo xam ne cour bu indépendante même si on sait que c'est une juridiction spécialisée. mënul nekk fii à chaque fois buñ ko saisir ci benn affaire rek mu ne man lii mënuma kaa atte su boobaa fan lañ jëm donc loolu day andi li ñuy wax naan insécurité day andi li nga xam ne naan day mettre en cause li ñuy wax crédibilité wu démocratie bi. ils sont indépendants président du leen woo téléphone wax nañ def nii wala nañ def nii il siège de manière à ce que lui il rend leur décision de manière discrétionnaire. xalaatuñ ci kenn xooluñ ci kenn c'est vrai nag nomination yi moom ça passe par le président de la République et certainement par l'Assemblée nationale mais vraiment na gars yi bàyyi li ñuy def parce que lii justice dafa am solo ci réew bu gars yi taxawee fee di ŋàññi justice kon bu jàggee ñu dootuñu amati autorité. di bàyyi xel nag ci doxalinu jamono di ko méngaleek ay décision loolu la Mohamed Cissé gis. jamono day dox nekkuñu dans le temps n'est pas figé quoi maanaam wax jamono day dox donc li mën a nangu 10 ans ci ginnaaw mënatuñu ko nangu léegi actuellement donc il faut que ñoom ñu évoluer entre. pouvoir bu nekk dafa war a gérer li nga xam ne mooy wàllam. dogal yi conseil constitutionnel di faral di jur coow nag ab incompétence bi ñuy faral di yëkkati apprenti juriste yi ñu tasel nag ca faculté de droit bu UCAD ku ne nag am na ci xalaatam.
Alassane Ba syndicat bi nga xamante ne nag moom moo ëmb ñi liggéey ci wàllug transport routier te bootu nag ci CNTS ñoom nag meex nañu lool ndax ne ñu projet bi nga xamante ne nag moom la ñu duppee Cap Kaaraange ñoom ànduñu ci projet boobee la ko tax a jug rek moom mooy xeex accident yu metti nee nañ nag lu soxal projet boobee kenn boolewu leen ci ba nu koy tëral moo waral tey ñu lànk na ñoom duñu ci ànd bu weesoo lool tamit ñi ngi sàkku rek njëg yi nga xamante ni jëm na ci autoroute à péage yu maanaam la ñu cay fay di jàll ñu wàññi ko sànq la ñu doon jënoog taskatu xibaar yi Pape Fara Ñing. transporteurs yi nanguwuñu Cap Kaaraange di ab ndogal boo xam ne nguur gi moom moo ko jël ngir wàññi accident yi ci tëli bi ñoom jàpp nañ dañoo tegul fenn ndax waxtaan ceeg ñoom ngir ñu mun cee wut ay saafara. dañu wax ni permis à pied wax carte grise wax licence wax agrément mani na loolu ñu wax lépp ni mu ngi si piis bi waxuma ni baaxul waaye man Alassane Ndoye dama ni lu nekk si piis xaw ma lu mu doon bala ma ko nangu dañu ko seetaan. na parce que bu fekkente ni bi dañu ni permis bi ñaari junni nga koy changé waaw nombre de permis yi nekk fi mu toll nii Sénégal civil bi àgg na si 7 ñu xayma kon ñu bu ñu changé permis yi rek 9 milliards mais 9 milliards nag boo ko génnee si transport te carte grise bi ñëwagul licence bi ñëwagul agrément bi ñëwagul plaque bi ñëwagul la ma ne loolu lépp bu jógee si transport fu transport jëm. syndicat national travailleur yu transport routier nag bokk ci CNTS ñoom ñu ngi ñaawlu nguur gi ni mu dugalee loxo ci biir syndicat yi ngir bëgg leen a xaajale. bi kenn ku si nekk dañu laa woo téléphone ni la ñëw nga gàddu sa mbubb ñëw bu ngeen ñëw si kenn doon kilifa kenn loolu nag laa bëgg transporteur yi ak chauffeur yi ñu yeewu am ni état bi moo ñu divisé te divisé bi ñu divisé yëpp suñu ngaañ la dañu retrouvé waat dellu ci waat defar transport bi bu nu même nun ñi bu fekkante ni defatuñu ko sax suñu doom yi ñëw man see jaruñu mën ñu see yor. leneen lu ñu bëgg mooy autoroute à péage njëg yi seer lool ñu daal di koy wàññi. parce que waxuma la sax cher bi waxuma la sax lëndëm gi autoroute bi lëndëm waaye kon dama wax ni ñun loolu nga xamante ni bii mooy projet bi mooy autoroute bi dama ne nañu wàññi prix bi su fekkente ni bii saa yoo ko waxee ñu ni privé la mais privé su nekkee si sa biir ab dëkk bëgg a rey sa njaboot yow ma jiite réew ma yaa sa war a wax. syndicat. fukki fan ak benn ci weeru mai atub 1981 am na kon fanweeri at ak juróom-ñaar ci tey jii ba mu génnee àdduna moom moomee nag di Bob Marley ñu gën ko xam ci Robert Nesta Marley nekkoon nag koo xamante ne kenn du ko fàtte ndax buuru reggae sax la ñu koy wax la ma fi bàyyi nag ba tey mi ngi fi wayam doon ay kàddu yoo xamante ni yu dëggu la ba tey dëppoo ak jamono Mame Biram Diouf. muy wéy rek di bégal ñi nga xam ni sopp nañu lool sax lii di musique reggae Bob Marley jaar-jaaram kàddu yi nga xam ni dina ko doon yëkkati ci musique am doon lu am solo loo xam ni ba tey kon mu ngi des ci xel yi stylam ak technique nga xam ne ni mu ngi ko doon jëfandikoo doon lu mu maîtriser woon moom Bob Marley doon symbole nag ci musique jamaïcaine lii di reggae waaye it mouvement Rastafari amoon ci taxawaay bu am solo fanweeri at ak juróom-ñaar ak léegi nag ba mu génnee àdduna ay titre lu ci mel ni Get Up Stand Up. Get up, stand up, stand up for your right. No Woman No Cry. Exodus bokk ci 200 millions de disques yi nga xam ne sax génne na ko di wane rek kon taxawaayam ak farlu gi ma amoon lépp kon ngir défendre liberté nit ñi rawatina ña nga xam ne ni dañ leen di noot Robert Nesta Marley li nga xam ne nag mooy cancer doon feebar gi nga xam ne ni moo ko faat doon benn 11 mai 1981 ca Miami jaar-jaaram dundam ak lépp lu mu liggéey ci musique di des ba tey ci xel yi. ñu koy fàttaliku Robert Nesta Marley mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen yéen ñi fare woon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi bi mu sotti ci kanam tuuti Chérif Dia ngir xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.